ak li nga xamante ni moo di coronavirus gis nañ ko jamono ji les jeunes tailleurs ñu ngi confectionner li nga xamante ni moo di des masques en tissu naka nga gisee taxawaay boobu nga xamante ni jeunes tailleurs ñu ngi ko am face à ce problème lay alors déjà lu may rafetlu la damay rafetlu parce que ay jeunes lañ yu dëkk ci biir dëkk bi am lu xew ñoom ñu gis ne war nañ ci mën a am taxawaay. maintenant sama problème mooy est-ce que ñoom am nañu jumtukaay yi war pour defar masque parce que lu ci bëri booy jënd ay masque dañ la ci affiché ne la masque bi c'est pour 3 heures de temps wala c'est pour 4 heures de temps wala c'est pour 24 heures donc masque kon mën nañ fa jàngatee ne amul boo xam ne nii daf lay protéger à chaque fois jàngat la rek mën na bañ a nekk noonu aussi mais bu fekkee noonu la demee suñu jeune tailleurs yi encore une fois may rafetlu li ñuy def mais est-ce que seen masque yi mi ngi respecté norme yooyu nga xam ne moom mooy tax tey boo takkee masque mu bañ a nekk loo xam ne da lay sonal rek mais mu nekk loo xam ne dafa lay jëriñ loolu aussi pour man jàngat la buñ ci war a def buñ ci war a bàyyi xel effectivement donc lu ci mënti am rek ñu ngi rafetlu bu baax seen initiative boobu ñu am mais comme ni ñu ko waxee rek nañuy jege ñi nga xam te ne ñoom ñooy waa ministère de la santé di leen laaj seen xalaat aussi parce que si lañ bokk c'est bien beau c'est bien vrai que ni li ñuy def seen contribution lañ si apporter mais bu ñu leen dee jege rek dina leen mën a wax yan genre de tissu la ñuy mën a utiliser xam te ne dina adéquat par rapport ak nit ki nga xamante ne daf koy sol parce que bu ñu nee masque en tissu on sous-entend par là que ni nit ki mën na ko utiliser fóot ko utiliser waat ko contrairement ak masque bi nga xamante ni peut-être am na benn yoon nga koy utiliser pour quelques heures sànni ko kon je pense que ni problème bi loolu nañu fexe xam yan matuwaay lañ si jël par rapport ak loolu d'accord di fàttali ni rek mën ngeen ànd ak ñun tamit ci émission bi si 88 628 16 00 88 628 16 00 à n'importe quel moment yéen suñu chers téléspectateurs mën ngeen a ànd ak ñun ci émission bi ñu waxtaanee li nga xamante ne moo di feebar bi gane suñu di coronavirus connu sous le nom scientifique de Covid-19 ndax depuis bi mu amee ba tey gis ngeen que ni nit ñi yëpp seen xel dalatul parents yi ko ci gis ñu ngi daw de gauche à droite fexe saytu njaboot gi xool nañu toogee ñu ngi ciy lancé un appel parents yëpp vraiment lépp lu ñu ci doon def benn nañ ko jéem a yokk te xam ni feebar bi lu jar a jël au sérieux la parce que déjà dem nañ ba am ci benn cas de décès je pense que loolu firnde na ni que ni lii du ay caaxaan parce que dañ daan wax ne que ni ñun lay noir yàlla dimbali nañu mën nañoo résister feebar bi kon bu ñu demee ba gis suñu moroomu sénégalais comme ñun décédé ci feebar bi ngalawaay ñu ngi leen di lancer waat appel di leen sensibiliser waat du pour tiital kenn nag wala mettre kenn la pression wala di yóbbu fitam mais juste pour leen que ni feebar bi lu am la à chaque fois nañuy def li nga xamante ni waa ministère de la santé ñun ñu koy wax saa su nekk di jël suñuy matuwaay bu baax a baax di raxas suñuy loxo éviter yenn saafante yenn rassemblement yi nañ koy éviter bu baax surtout mais surtout ça man xam nga fan lay gën a accentué wu mooy ci ndaw ñi parce que ñoom ñoo gën a vulnérable face à cette maladie te ndaw ñi gis nañ que ni jamono ji dañu ne confinement ndaw ñi nañ toog seen kër ba tax ñu tëj école yi ne ndaw ñi toog leen seen biir kër mais ci biir loolu dañ ciy gis que ni am na parents yoo xamante ni ba tey jii boo doxee ci mbedd bi yaa ngi leen di gis ñi ngi bàyyi seen doom yi ñuy wër di taxawaalu ci biir loolu muy les enfants de la rue talibé même ñi nga xamante ni sax ci école bi lañ nekk moment vacances yi da ngeen gis ñu taxawaalu ci mbedd bi loolu tamit nga defee ni la faute c'est à qui ndax du parents yi. waaw xam nga am na parents yoo xam ni ñooy seen waajuri doom waaye ëpp ñu leen xel. ñooy seen waajuri doom maanaam ñoo leen jur. d'accord waaye daanaka tanewuñ jur rek lañ am ci ñoom daal. tanewuñ mais ci wàllu xel tanewuñ leen. tanewuñ leen ci wàllu orientation. xale boo xam ni dóor saaga xët jàllal ni. noonu rek nga ko yare. bu la naree xatal sax nga ne ko génn. waaw non ci biti. dama la fooy damay nelaw. te nga waroon ko boole ci nelaw bi. au début ñu ngi ko doon wax may ñu vacances que parce que man école islamique laa yor. ay fête yii nii daanuma ko jël donte nag programme état lay jàngal mais daanuma ko jël. d'accord ndax dama doon wax naan waaw bu ñu mënee da ngaa jël fête bi. lu tax nga jël ko du ma ko mën a expliquer. man bu may jël fête dinaa ko mën a expliquer ci nangam. d'accord ñooñu ñëpp ñu obligé leen. ne leen da ngeen koy jël parce que situation oblige. yow parent bi jamono jooju nga war a nag jël nag am possibilité tëj sa kër. yar sa doom. génneewaat
loo ko kay yi defar maanaam def loo ko waat exercice yi nga xam ne moom la waroon a def pour mu rattraper yu bari yu ko rawoon nga bëgg ko def vacances université bi gën a mag fii Macky Sall jour bi mu defee déclaration ba noppi lu ñu doon def dañ doon jubilé dañ doon jubilé comme si que dañoo gagné Coupe d'Afrique waaw yooyu nga koy xaal kon da ngay xam ni nit ñi dëgg xamuñu maanaam li leen war lan la kon parents yi doom du sart ci sëy bénéfice la ja ku ne bëgg nga ko am na ñu sëy at yu bari mënuñoo fexe ba am doom bu dee xam-xam ñoo la ko ëppale bu dee alal ñoo la ko ëppale bu dee daraja ñoo la ko ëppale bu dee gëm yàlla ñoo la ko ëppale mais yàlla neen leen du ngeen am doom ci sama dogal la bokk yow nag yàlla wërsëgal la loolu mu wërsëgal la neen nag damaa bëgg nag nga fexe ba ci ndawam nga yaral ma ko mu am dund gu sell gu set yar bu baax nga war ko sàmm nag aar ko ba keroog muy jóge ci say loxo que parce que dafa majeur ngir yàlla sàmm ko sa doom jooju de ngay sàggane bu ñu la joxoon 1 milliard ni la jaay ma sa doom ji nga bañ kon sa doom ji mooy sa àdduna mooy sa àllaaxira waxuma 1 milliard waaye ki nga xam ni les 3 repas benn kese la ci utiliser muy añ ku ko indiloon ni ko 1 million ni ko kat tey dama laa indil 1 million tabaxal naa la kër waaye sa doom ji laa bëggoon nga daggal ma benn loxo bi rek jox ma ko ma jox la 10 millions mu bañ kon kooko ëpp alal kon yar ko feebar bii garaaw na garaaw goo xam ni comme ni nga ko waxee les personnes vulnérables ñoom la gën a yeb parce que xamuñu ni ñu koy moytoo kon ñun suñu devoir la ñun ñu orienté leen yar leen mais tëj leen ci biir kër yi fexe ba ñu set di nelaw ñu ci bari sax duñu nelaw yu baax te dañuy faral di wax ne xale presque ci 24 heures yi mën na nelaw 15 heures de temps yi du ko wàññi dara 15 heures de temps yi kon bokk nu ñu obligé xale bi yow nga def sieste ju ci bëree bëri kon day ñëwaat rek ci wàllu lislaam kenn du yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp suñu dund daf ñu ko orientel ba nga xam ne tellement kenn mënu ko xam naa li ma ci wax daal mooy parents yi nañu góorgóorluwaat lii du vacance u noppalu vacance obligé la waaye nañu góorgóorlu ñu yaraat xale yi mais téye leen bañ leen a bàyyi ñuy génn ci mbedd bi ngir yàlla nañu toog suñuy kër surtout mu ngoog je pense que message bi jàll na donc ñu ngi lancé waat appel à tous les parents yi nga xamante ne ñu ngi seetaan actuellement ku ne xam na ni xale yi ñu ngi si kër yi demuñu ci l'école yi donc nañu fexe di leen téye seen i kër yi c'est très important bu ñu jàpp ni daf ñuy xasal ci kër gi nañ ko bàyyi mu dem génn bu génnee mënuñoo noppal te ay suñuy doom lañ te doom noonu la comme ni ko oustaz waxee nañ ci waslu àq bu baax a baax je pense que c'est très important en Guinée ban message ngay lancer aussi par rapport à ça. message bi may lancer daal mooy maanaam nañ téye xale yi ci kër gi. parce que président bu génnee ne ba kenn génnati ay waxu yi taxul muy wax. am na li nga xamante ne moom moo ko moomal boppam mais tamit ak askan wi. bu génnee di wax ak askan wi si la ñu war a xam ne intérêt askan wi la du intérêt moom. li mooy di feebar bi bu baax mooy maanaam téye xale yi ñu bañ di génn. di foo ci salte bi te xale bu génn it wala nga nekk ci géej gi nga rax sax say loxo ak saabu ba mu set wecc bàyyi mbedd mi bàyyi taxawaalu gi xale daa war di nelaw am amour maternel mais heure añ nga rek yaa ngi si mbedd mi di foo presque lépp lu ñu war a wax sax si xale imam tënk na parce que dañ si am benn élément sànq dama koy seetaan mais sama xol bi day jeex muy espace de jeu yi ngay gis nii pour enfants xam ne dañ ko créer spécialement pour xale yi ñëw di ci foofu jamono ji nga xam te ne ñu ngi naan nañu moytu rassemblement yi dajaloo yi peut-être mag moom fu muy dajaloo fu ne dina mën a jël ay matuwaay mais ay xale nga bëgg leen bàyyi ñu nekk ci espace de jeu yooyu di sa foo defe naa amoon na bu dee Abdou mën nañu ko andi rek je sais pas ndax monté woon nañ ko ou pas donc je pense que loolu parents yi war nañ ko bàyyi xel parce que gis nañ que ni jamono ji nga xamante ni ñu ngi naan nit ñu toog seen kër bari na ci ay xale yoo xamante ne ñu ngi génne di foo ci mbedd bi ci dajaloo ci ay espace de jeu loolu tam je pense que parents yi war nañ si yow baax a baax ndax loolu rassemblement la te xale ba mën na faa jëlee li nga xamante ni moo di feebar bi loolu donc ñu ngi ciy lancer un appel à tous les parents ñu bàyyi ci xel bu baax a baax lay waaw man de dama yaakaar ne vraiment que suñu ndawu réew aussi parce que
ñaar ñi ma jiitu ñëpp dañu jël kii bi teg ko ci parents yi mais man damay indi aussi ci côté ndaw ñi parce que ak fi àdduna bi toll actuellement je pense que li président Abdoulaye Wade doon wax rek mooy dellusiwaat mooy dis-moi quel peuple tu as je te dirai quel pays tu seras donc man jeunes yi may gis actuellement fii ci Sénégal damay tiit parce que jeunes yoo xam ne dañu tëj école yi parce que musiba daf fee am ñu xëy def géej ji salle de classe loolu vraiment il y a problème nga yéeg ba ci kaw dem ca mag ñi biir université ñu tëj université parce que feebar dafa am ñu nekk di jubilé ak di def ay sinab ak di ko dugal fu nekk comme si Sénégal dafa am lu mu jël te moo ne ndaw yooyu noonu ana ñaata tey ñoo ci taxaw dem ci biir hôpital daane damay volontaire pour jàppale waa hôpital bi pour ci feebar bi wala ku ci nekk ci biir koñom volontaire pour di dajale jeunes yi di leen sensibiliser ci lan mooy feebar bi ak ci lan lañ war a def donc pour man foofu noonu aussi problème la suñu ndaw réew pour man tey dañu war a gën a mën a yeewu que ni yeewoo nii parce que da ngay xool ku ci am sa téléphone jënd sa connexion li lay intéressé surtout mooy nekk ci WhatsApp bi wala di jël affaire yu ñàkk fayda yoo xam ne amulul kenn njëriñ di koy partagé te moo ne ma waaw ak ba xam sa confinement baat keroog maa ngi dégg ku naan lan confiné cherche confiné pour un confinement sincère kon ko yow soxna ngay wut nga gis façon yooyu noonu et que ngay dem si yeneen dëkk yoo xam ne tey ñun noonu lañ bëgg a mel nga gis ndaw yi ñu fay taxawee da ngay dem fu mel ni Chine par exemple nga gis xale yu ndaw yeewu nañ yeewu goo xam ne montre yi ñuy takk nii yu si bëri du original dañ ñuy nax xale yu ndaw yi foofu ñoo koy defar dinu ko jaay si donc pourquoi pas suñu jeunesse su réew aussi donc muy message boo xam ne dama koy lancer de passage à tous les jeunes hôpitaux yi ñi ngi fii dañu soxla personnel gendarmerie bee ngi fii koñ ba xale yi fa nekk nga fa yéen jàng ngeen xam ngeen feebar bi mais dajaloo leen dem leen ci hôpitaux yi jàppale médecins yi su méttee si yéen dajale leen ndaw yi nekk ci biir koñ bi wax leen lan mooy feebar bi lan la ñu war a maytu ak lan la ñu war a def ba du leen dal loolu laa amoon lu ma ciy participer. C'est très important, c'est un message fort à l'endroit de la jeunesse donc une jeunesse qui doit être consciente maintenant désormais face à ces genres de situations defe naa lii moom ku mu yeewul lu ne rek dara dootu la yee oustaz sànq wax nga ko ci biir wax xam nañ ni jamono ji tëj nañ l'école yi yow da nga yore daara yore école franco-arabe ndax jàpp nga ni ak situation bi fii réew mi toll nii élèves yi war nañu mën a delluwaat école le 6 incha allah. yaakaaruma ko. Parce que ndax tamit d'une part du lu ñu naan ay vacances anticipées parce que y a bon nombre de parents yoo xamante ni ñu ngi koy xumtoo ci suuf jàpp ni xëy na dañu bëgg a anticiper vacances yi école mën na fa jaaree tëj façon version bu nekk nga siy dégg yow ban jàngat nga ci am ndax mën nañ jàpp nga ni war nañ mën a dellu ko. waaw yaakaaruma ni dinañu dellu ci classe yi le 6. la ko waral mooy situation bi day gën a garaaw. fu ñuy waxee ni est-ce que duñu yegg ci confinement total confinement mooy est-ce que duñu tëju ñun ñëpp mujj foofu noonu. nga xam ni dara dootul doxati. duñu yegg foofu waxuma naa ne dem ci classe yi. au début maa ngi doon dégg ay rumeur ñu ni retour dana am mais dafay changer. c'est-à-dire que journée continue la ñuy def. d'accord dañuy ñëw bala 14h ñu arrêté xale yëpp dem ñibbi. waaye tey am na benn média bu benn site internet bu c'est-à-dire que benn groupe média bu am doole. bu annoncé ci sitam ni yaakaar na ni dinañ ko prolonger 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines dafay dellu kon ci presque 2 mois. ayca ñu ngi doon wax naan ñu wëlbati vacances yi. wëlbati vacances yi mooy li ñu waroon a toog entre juillet août septembre. ñu toog ko entre mars avril mai. mais loolu jafe-jafe bi ci am mooy abri provisoire yi ñu am ci àll bi. ak nawet bi ñëw. nawet bii ñëw. ndax am na ñoo xamante ni bu nawet jotee du tuy am fuñ jànge ndax ci ñax mi la ñuy jël samp seeni classe. bu nawet bi jotee day tasaare lépp. école lu lëmm nag. kon ñooñu amaana beneen problème la ci. kon man yaakaaruma ko. te yaakaar naa ne situation bi fii mu toll. gars yi maîtriser guñ ko. maanaam d'une part maîtriser nañ ko ci ñi faj mais maîtriser guñu ñi ko am ak ñi ko amul. amaguñu benn bés bu ñu ni 0 test positif amul. chaque jour. am na presque plus de 5 plus de 10. chaque jour rek ñu ngi yokk kon gars yi wàññeekuwul mais day yokk.
kon man yaakaaruma ko. te loolu nag dëgg neex yàlla tiitaange la ku ci tiitul dama jàpp ne da nga xalaatul ñun chaque jour dañ ciy waxtaan suñu biir. tiitaange la nan la ñuy def boo solution amul nan la ñuy def. comme li ma doon dégg ñu ni waa France wala waa Royaume-Uni waa Royaume-Uni noonu la ñuy doxalee. ñun mënuñu ko. kon wax dëgg ne xel affaire bi. bu ñu ko raayul moom dañu naan l'heure est grave. te fi mu toll nii secteur yëpp la paralysé kii wax na ko sànq. secteur médecine bu doxul. te médecine la koy ñàkk a doxal mooy ñi ñu contaminé bari. kon dootu doxati. crise sanitaire. maanaam crise sanitaire. mooy li dal Italie. Italie am nañu ay hôpital mais seen médecine doxul. lan parce que yëf yi daf leen ëpp doole. éducation doxul tëj nga ko. ay ci économie doxul. nit ñi amatuñu lu ñu lekk. kon catastrophe am na. problème. kon la ñu doon troisième guerre mondiale fi mu toll nii. moo ñu daal dégg. moo ñu daal. laay yëpp yow tam ba tey même question bi par rapport ak jeunes yi. Bon, man je pense que il ne faudrait pas accepter pour Jean ce qu'on refuse à Paul. mënuñu ne transport bi bu nit ñi di dajaloo mënuñ ne buñ demati jàkka ja parce que dañuy dajaloo ba pare ñu bëgg a dajale ndaw yi ci biir classe yi. pour man loolu noonu vraiment du solution te dañoo vulnérable voilà. je pense que oustaz li mu mujjee wax comme solution wala ñu tuddee ko alternative bu leen neexee pour man actuellement feebar bu jógewul parce que dañuy balaa loolu mais su fi jógewul pour man loolu moo gën parce que li ñeneen ñi def mënuñu ko. mooy bàyyi ñëpp ñi nekk classe d'examen ñu jàll. xamañ ne Sénégal mënu ko parce que capacité d'accueil bi ñi fi nekk rek mënuñ leen donc mënuñ ci yokk ñeneen. année blanche aussi buñ ko defee ci lim ñuy tardeel mar day taal bëgguma ko sax xalaat. xam nañ ko donc pour man vacances anticipées kese moo fi mën a am. maintenant vacances anticipées oustaz wax na ko am problème bu ci am mooy abri provisoire yi mooy école yi taar dootoo ko mën a utiliser et tout mais pour man problème du dañ koy détecter rek pour di ko xool. dañ koy jéem a résoudre pour man aussi une pierre deux coups la war a nekk état bi daf ci war a profiter réaliser loo xam ne mosu ko réaliser état bi mosut a réussir defar école yi ba du taa mosul réussir même bu mënul changer abri provisoire yi sax mu def ñu koy mën a utiliser donte muy naaj donte muy taw donte muy ngelaw am nañ 3 mois bu ñu jëlee vacances anticipées c'est-à-dire fii ak mois de juillet juin juillet la ñuy reprendre école mais bu ñu toog rek di xoolee. na état bi def li war puisque ñëpp ñu ngi seen biir kër pour liggéey bi dafay gën a yomb ñu xool nan la ñuy dëbbalee ak defar yenn yi ba bu ñuy reprendre juillet août fekk nawet bi di bàcc ba léegi nit ñi di mën di dem di jàngi pour man loolu mooy alternative bi nga xam ne mën na bañ a gaañ kenn. d'accord comme fu mu jeexalee rek fa laay tàmbalee mooy maanaam ñi xale yi sax léegi damaa gis am na benn chaîne télé bu ma doon seetaan. mais am na kuy def foofu comme genre étude. ay cours à distance quoi voilà mais ñoom seen toog seen dem école. day indi yeneen problème. waaw day indi yeneen problème. vraiment. surtout ñi nekk classe d'examen. gis nga loolu man ñoom laay njëkk gis nga c'est ça le problème. te année blanche bu amee day gën a métti. effectivement day voilà métti si ñoom. nit ñi ñëpp yemuñu esprit. ak mentalité bi nga xamante ne ki ne yaay kat daa mën jàng moom day jël ay pay rek. mais sa waay mii laay di jël ay ndaare rek ñu bëgg ñëw boole ñun ñëpp xam nga autre chose ah bon am na yoo xamante ne non duñu war ñu ko sax di xalaat. bon xam nga aussi bu fekkee ci côté boobu bu fekkee état mën na def dara c'est-à-dire que ci wàllu organisé wala ci wàllu alternative bi mbokk mi doon wax Ablaye doon wax. ñu jël ñi nekk classe d'examen. xool naka lañ leen ñu xaaj leen exemple classe bu ci nekk ñu xaaj ko. xam nga classe yi mën nañoo bañ a bari lool. bu ñu ko xaajee ñii bu ñu xëysee le matin ñii xëy si le soir. léegi bu boobaa mën nañoo def beneen mooy ñu c'est-à-dire que bépp classe bu dul classe d'examen ñu suspendre ko. nga xam ne léegi mboolem enseignant yi nekkoon ci école bi. bu ñu ñëwee daanaka peut-être sa classe yow 2 personnes nga fa war a mën a am parce que kenn ku ca nekk jox nañ la benn élève bu nekk classe d'examen nga war ko yor bon sama xalaatu bopp la waxuma ni. état la mais comme ni ñu toog nii amaana. exemple bu fekkee ne man dama jël sama classe CM2 mu am 15 personnes. 15 personnes yi lu mu gàtt gàtt ñaata enseignant laa amoon bon maanaam boo jëlee élémentaire bi di nga am 6 enseignants.
léegi 6 enseignants yooyu nga diviser c'est-à-dire que 15 personnes yi nga diviser leen par 6. kenn ku ca nekk léegi presque CI ba CM amatul. ñëpp a ngi toog seen kër. ñooñu nag amaana mais loolu bon teewul daal risque total la. risque la mais amaana peut-être bu boobaa dajale bi ñu doon ragal. mën na ca bañ a am nga xam ne boobaa école bi yëpp ñu nekk classe d'examen ñoo koy utiliser ñoo koy occupé. teewul nag yeneen enseignants yi danañ ñëw mën leen a mën a jàppale élèves yooyu. ba ñu réussir ci mais maanaam dafa garaaw li Ablaye wax mënoo toog. parce que boo toogee année balance ang lay yor. mënoo génn boo génnee corona ci mbedd bi. dëgg la xalaas. métti na vraiment métti na franchement. métti na trop maintenant du je pense que mun nañ jël suñu troisième dernier élément bu ko defee ñu defat suñu beneen tour de table bu fekkente ne élément bi baax na toujours ci côté éducation dernier élément bi ñu desee bu fekkente ne baax na du mun nañ ko jël ñu gën a waxtaan gën si. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima amma baad asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi sant borom subhanahu wa taala di ñaanal xéewal ak mucc yàlla wàcc suñu yonente boobu ñoom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu incha allah ñu ngi rafetlu lool seen teewaay fii ngeen ñëw fii pour ñu waxtaan ci li nga xam moom moo xew ci jamono mu nekk mbir moo xam ne bu tiis mbir moo xam ne borom subhanahu wa taala moom mi nga xam moom moo ko fi indi ngir nattu ay jaamam yi ñu ñaan borom subhanahu wa taala mi nga xam moo ko fi indi yàlla na ko fi yàlla jële waaye bu ko fi jëlee yàlla nekk ab njàngat bu rëy ci ñun nga xam ne dañ ci jàngi xoolaat suñu diggante ak suñu borom gën ko rafetal tuub jëm ci moom waaye xoolaat suñu diggante ni ñuy doxalante suñu biir ndax borom subhanahu wa taala wax ne ay nit du soppi li nga xam moom seen i doxalin lu dul ne ñoom ñoo jóg soppil seen bopp su ko borom subhanahu wa taala fekke si leen ci loolu ginnaaw loolu feebar yi dafa nekk feebar yoo xam ne maanaam du loo xam ne lu fi soog a gane si ci àddina lu yàgg la xëy ne bu amee balaa muy amaat day yàgg amaana ñu bëri sama maas yi duñ ko fekk dañ koy dégg ñu leen ko nettali waaye luy faral di am la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu ci jàngaloon feebar yu mel ni bu ñëwee feebar boo xam ne dafay nekk feebar bu xam ne day gaaw a raye waaye gaaw a wàllaate yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ci jàngal mooy su fekkente ne dafa dugg nekk ci bërëb ñu nekk ci bërëb boobu bu ñu fa jóge dem feneen keneen jóge feneen dem foofa loolu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon te laa yaakaar naa loolu ñun ñëpp li nga xam moom moo mën a faj li nga xam moom mooy feebar du leneen nee nañ amul benn garab. waaw yàlla dogal ñun ñu ngi fii ci daara bi ñu wax al Kawsara man maa ngi tudd Adama Jonn ñun ñoo nekk fii suñu directeur mooy Ahmad Li ñu nekk fii ci daara ji yàlla dogal alhamdulillah macha allah xale yi ñun ñu ngi fii ñu ngi ci jàmm dara jotuñu vraiment lépp loo xam ne mën nañ ko ci li ñu mën a def ñu ngi koy def suñu kéemtalaay kàttan ci setu xale yeeg seen lekk yeeg ni ñu war a raxasoo toppatoo beeg yooyu yëpp ñu ngi ci def suñu kéemtalaay kàttan ba yàlla dogal daal alhamdulilah xale yi kenn génnul kenn demul fenn même xale yi nga xam dañ daan am na quelques xale yoon dañ daan wàcc di gontu di ñooñu dañ leen arrêté ngir moytu waaw ñooñu dañ leen wax seen wayjur nañ leen téye foofu ñu bañ a ñëw ñu toog ba lii paase ndax su fekkee dañuy dem di ñibbisi mën naa am ñu foraale dara ci yoon bi ëndaale waaw yooyu daal bokk na ci li nga xam moom ñu ngi koy moytu daal waaw incha allah. waaw Papa looy wax xale yoo xam ne ñu ngi si mbedd mi tey di galwaat ñuy daw duñ sol daal xale yooyu tey loolu la ñuy wax. waaw xale yooyu li ma ci jëkk mooy seen wayjur ñooy responsabilité ndax yaakaar naa ne loo xam ne feebar bi nga xam moo fi ñëw tey nga xam mu nekk feebar bu wàll feebar bu gaaw nga xam ne ba sax buy duggee nit ki sax kenn mënu ko gis kenn mënu ko xam lu dul ci ay appareil lañ ko mën a xamee te mën na nekk ci nit ki ay fan kenn du ko xam. mën naa am nekk boobu nekk mën naa am mu jële ko ci mbeddam ñëw moom ci kër gi walla ko waa kër gi te balaa ñu koy day fekk loolu yàgg na fekk ñëpp tasaaroo kon donc waajur yi ñoom ñooy responsable kenn ku ne waxuñu xale mënu fa mais teel sa doom ñu foo ci biir kër gi ñu bañ a génn fen waaye bàyyi ay xale yi ñuy foo ci mbedd mi di taxawaalu loolu yaakaar naa ne te xale xamul dara ñoom xamuñu dara waaw mag ñi daal ñoom ñooy responsable ñoo war a taxawu loolu seen njaboot ndax nit yaakaar naa ne sax say xar sax boo amee say xar di leen toppatoo doon bàyyi mukk ñuy dox ci mbedd mi oto yi di leen fël.
mu ngoog vraiment wax na lu am solo defe naa ni ay xar sax boo ko yoree war nga leen di leen toppatoo di xool naka nga leen di yore rawatina li nga xamante ni moo di doomu saas je pense que sànq yaa ngi si doon wax lu am solo moom mi tey ji dëggal si élément bi toujours rek responsabilité par rapport ak parents yu saas duñ taay ci di wax ak parents yi foog ñu leen di ñaax di leen soññ à chaque fois. waaw élément bi dafa doon élément bu am solo ndax ñi gën a sonn mooy ñii di sëriñ daara yi état jàppalewu leen lu ñu def lu nekk ci seen moyen bopp lañ koy defee te aussi en général état yaram buy dal ci ñoom lay njëkk dal parce que ci ñoom la ñuy tàmbalee te jàppale boobu warul kon feebar bu mel nii bu ñëwee tiitaange dana am jafe-jafe dana am waaye beneen côté bi nag mooy xel dal na ci daa xel dal na ci mooy ñi nga xam ni dañoo yor li ñuy wax internat te naa mooy sax dañoo interné woon xale yi fa la ñuy fanaan fa la ñuy def lépp ñooñu bu ñu tëjee daara ji xale yi génnatu ñey dugg ñu surveiller wala kenn duggatul amaana ñooñu mën nañoo bañ a am problème yàlla mën na leen muccal waaye nag laaj na vigilance ndax lay dugg mburu bay dugg ceeb ba ñuy dugal objet yi ñuy dugal te xam nga feebar bi looloo ko tax a garaaw xam nga sànq yi mu ngi wax dëgg la toog sa kër sax du caagee ne mucc nga à 100% waaye Cheikhul Hadj Malick radiallahu anhu dafa am lu mu doon wax dataan wax ni maanaam ci lettre bu mu bindoon population bu Sénégal en 1919 bi fi feebaru peste bi amee dafa am benn lettre bu mu bindoon benn xutba bu mu defoon daf leen waxoon ni leen sabablu dàqul ngëm yàlla dàqul tawakkul sabablu maanaam sabablu ñu ni la day raxas sa loxo loolu moom waxuma ko maanaam sabablu exemple julli ca jàkk ja mu ni ñàkk julli ji ca jàkk ja ngir sabablu moytu feebar bi tekkiwul ni gëmoo yàlla moo tax maanaam ñàkk sabablu aussi pour moytu tekkiwul ni gëmoo yàlla nee na ñaar yooyu jotewuñ dara mu ni da ngay gëm yàlla gëm ni lii yàlla moo ko indi dèjà ba mu wóor ni lii yàlla la lu am yàlla la bu neexuloon yàlla du ñëw yàlla neex mu indi ko ba nga gëm loolu mu jeex léegi nag mu ne nag da ngay ni déglu seeni docteur ngir ñu mën leen a orienté loolooy sabab bi kon ñii bu leen yàlla defalee sutura amaana mën nañ ci mucc bu ñu surveiller ñiy dugg ñiy génn waaye sëriñ daara yi moom problème bi moom wax dëgg ne xel ñi état waroon a gën a tiital ndax la ko waral mooy amaana mënuñoo delloo ñëpp amaana am ñoom dañu seen waajur yi nekkuñu Sénégal day am tëj nañu foroñ tëj nañu raison yëpp kenn mënut a génn ci raison dem ci raison sàngam te gars yi dañ cee okkade boobu dañ cee xaw a taral sax dëgg la daf mettil dëgg la yow léegi sëriñ daara nga wax nga léegi ci jàppale yoo xam te ne état war na leen ko jàppale léegi yéen lan ngeen di xaar ci état naka la leen war a mën a jàppale ñun la ñuy xaar ci état moom gisuñu ko ñun dañoo wax a wax ba suñu gémmiñ ñuy fuur état moom la ñuy xaar ci moom gisuñu ko waaye nag même nit ki bu fekkee ni jàppale woo ko nga may ko jàmm mooy mooy li yoon minimum mooy nga may ko jàmm xam nga nit ñi dañuy wax ñu jàpp ni c'est-à-dire que sëriñ daara yi ñooy yalwaan loolu dama koo kaas bay bëgg a dee xale yii nekk ci mbedd mi am na ci ñoo xamante ni kër lañu leen luyal dugal leen fa ñu bokk même famille jànguñu alif jànguñu bee dañ leen di soteel 1000 saar dem jàngale benn saar boo leen waxee te tari ma dara ñu dem ñu commencé à tari amayet te mënuñu tari xalaas boobu naas saas yelwaan loo boobu noonu sax man nga defee ni mënul ñàkk sax de quelque part bu la leeree ni jox nañ la xale boo xam te ne yow joxuñu la dundam yow yaa war a obligé yoroo ko dund te mu leer na ne yow mi yoroo ko tu es obligé bàyyi ko mu dem uti ko si mbedd dem def porte à porte yelwaan pour mën a lekk waaw kay loolu bu fekkoon ñun état la ñuy liggéeyal soobaa loolu mën nañ ko mooy état kii da nga ma koo jox joxoo ma ration dama koy téye waaye ñun yàlla la ñuy liggéeyal te ñun bu fekkee ni état di doxalee noonu bu ñu ko defaloon kon musiba am parce que bari na ci ñoo xamante ni seen waajur yi amuñu moyen bi boo seetaanee seen doom ay délinquant la ñu doon exemple bu fekkee ni ku amul moyen rek sa doom du jàng
kon ñooñu seen doom yi bu wutul ay délinquant la ñu ñu doon nar a yàqu day dañu nar a yàqu kon amaana jël boobu nga leen jël indi leen di leen jàngal amaana du càggee ne dañuy jàng rek que maanaam dañuy réussir ci seenam njàng dañuy jàng boo leen téewee da nga ci yor benn xale moo ni kii du réussir ci njàng mais da nga koy téye poñe ko rek ngir na dem ba àgg benn âge bi nga ma dem jàngi métier parce que xale bu fekkee ni 10 ans commencé na të commencé nga xam ni kii du réussir ci njàngam doo ko bàyyi parce que man dama contre élève buy jàng métier à l'âge de 10 ans man li ma gëm mooy élève xale minimum war na am 15 ans door a jàng métier bu amee 10 ans di jàng métier dañ koy liggéeyloo yónni ci mbedd ci garage day nekk di fanaan wóorul ko coronavirus mën na ko def kon ñun état moom la ñuy xaar ci moom wax dëgg ne xel dañoo man samay baay samay maam El Hadj Abdou génn na ba tàyyi kaas loolu mënuñu ko am parce que amaana problème bi du fii waaye li ñuy wax daal mooy ñu organiser ñi organiser la mooy ñi organiser la mooy ñi nga xam ne ñoo dugg ci système bi te bokkuñu ci état am na doole génnee ñooñu mooy ñiy taxawaalu ci mbedd meeg ñoo ñëpp mu génnee yalwaan wax dëgg neex yàlla sëriñ daaram bu sañoon say doom duñu say tay taalibe duñu yalwaan sëriñ daara bu sañoon añ day jot nga yekk say taalibe añ ba suur dem tëdd sieste jàng jot ñu ñëw jàngi waaw nga génn ci mbedd mi say taalibe yalwaani indi corona ci biir daara kooku xam nga ni ku sañoon doo ko am say taalibe génn maar dee taali oto laal ko ñu bind la convocation war la def garde à vue pour enquête loolu kenn bëgg ko kon ku ñu ne ni la ceeb a ngi nii jiwli ñi ngi nii établissement ngi nii dëkkal jàngaleel ma yoral la sa salaire yoral la sa njaboot ku ko am jël d'accord kon je pense que état bi am na lu bari loo xamante ni war na ko apporter par rapport ak loolu ñu ngi leen ciy lancé waale appel aussi ñoom tam bu baax a baax par rapport à cela c'était une parenthèse ñu ngi doon waxtaan ci coronavirus mais du si ñàkk des fois di nga dérailler un peu génn moo def benn parenthèse bu ndaw rek loolu yëpp juste pour lancer toujours des appels par rapport à cela voilà ñu ngi xamal ni peut-être lu ñu desee si waxtu daanaka bariwul ñu def suñu dernier tour de table rek ci sensibilisation yi oustaz ba tey ci feebar bi solution yi ba tey yan appel ngay lancé waat encore une fois à l'endroit de la population sénégalaise ak parents yi ak li nga xamante ni war nañ ko jël comme matuwaay venant du ministère de la santé li ñuy wax mooy yàlla ñëw na yàlla wane na dooleem ñëpp war nañoo xam ne kon yàlla existé na yàlla bu ñu soxla woon du jarul sax muy lancer ay bombe atomique yooyu ay États-Unis ay Russie ay Corée du Nord ñoo koy menacante ñoo ko soxla yàlla soxlul bombe atomique yàlla li mu yor a gën a garaaw mbokk yi nañu delluwaat ci suñu borom subhanahu wa taala tuub ñun nag ay taalibe yu taq ay jaam yu taq la ñu nag def bàkkaar ñoo ànd waaye def bàkkaar nag ba noppi da ngay kuy dëkk ci def bàkkaar da ngay dëkk ci di tuub mbokki virus bii nga xam ni bët mun cee tege xanaa appareil ngay jël moo tax àdduna bi yépp nekk ci crise crise bi moo virus bu ndaw boobu moo tëj jàkka yi tëj jumaa yi tëj baar yi tëj stade yi tëj tribunaux yi tëj assemblée yi tëj sénat yi ndar képp àdduna bi ba dara doxatul benn virus ku ko yebal yàlla te virus bi ñuy ragal yàllaa ngi ay millions virus yu mu yor kon jot nañu tuub dellu si moom mu ngi bëgg weesu kooku nag du caagee ni ñëpp kenn ko ca nekk tàmbale ko ci man maa gëm ni virus bi la tax mu ñëw Sénégal man mii la man maa def kon yow jàpp nga ni li tax yàlla andi virus bi wàcceel ñu ko c'est parce que daf ñu bëgg a dertu ginnaaw bëgg ñu avertir en quelque sorte bëgg ñu wan boppam pour que ñu mën a tuub vraiment delluwaat si moom xam mooy sànq li ma la wax ne la bu fekkee ne wàllu zahir mooy maanaam 1+1 bi mais baatin bi mooy li ma déggoon benn kilifa wax ko mu ni la terre elle n'a jamais tremblé mais elle nous interpelle pour wane ñu kon am na benn buur bu fi nekk boo nee gëgg nga ne uy sama ndey uy yàlla ay waay yàlla suturaal ñu gëm ni kon am na beneen buur bu la suuf si di interpellé jëmee la ci une force suprême kon
yàlla lu mu def nag du maanaam du defu ko ngir soxor waaye def na ko ndax lan jamono ji lépp a taxaw jamono ji nag mooy jamono ñaan yàlla mu nangu daara bu dul bàkkaar yi nga xam ni yu mënta ñàkk la lépp taxaw na lépp nee na tekk kenn feccul xanaa TikTok yi ay TikTok yi vraiment c'est tension TikTok bu weesoo TikTok yi daal waaye yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla nag ñu jéggal yàlla nag ñu suturaal ñu dey say jaam lañu te ci tooñ dañu dëkk ñi nga am ciy jaam yu baax bari na lool waaye ñun benn yàlla rek la ñu am yàlla yent yàlla Muhammad nee na pour daaneel foofu yàlla ku bëri yërmande la nañu tuub rek di ko ñaan feebar bi bokk na ci li ko mën a génne mooy ñaan parce que gars yi amaguñu médicament ñu ngi kirokole nu xawma lan gars yi dañuy tànte rek mais amaguñu médicament exact kon boog nañu ñaan yàlla moo ëpp solo daal léegi yent yàlla Muhammad nee na yàlla ku bëri yërmande la nee na yaay ni mu amee yërmande ci doomam ba tey bu dee taxawoon mu ni moom na dee doom ji dund yent yàlla Muhammad nee na yàlla mu ëpp yërmande ci jàmm ñi ko yaay jooju ci doomam kon nañ ko jéggalu bu ko kenn xeeb boo julee ba noppi ni yàlla bal ma samay bàkkaar nga jéggal ñu te musal réew mi musal àdduna bu kenn xeeb amin bu kenn xeeb sag julli nga def ko bu ko kenn xeeb ndax kat Seydina Muhammad nee na yàlla bu xasee ba ni waaw rek lay doon kenn mënta muusaka waane ba waam jooju dañ lenn rek xanaa ñu ne ko lan mu ne xanaa di ko ñaan kese beneen bi mooy fonk saraxe jamono ji nag moom xam naa ne xaw ma ku ñuy sarax waaye daal fonk saraxe sarax yi aussi nañu bàyyi di jël maanaam Alaaji bu Saaxo da daan wax ne sarax feek blessé wul fa mu jóge du jariñ fa mu jëm comme naa dégg ngeen mam den sarax day mën a blessé fi mu jóge day mën a bàyyi impact fi mu jóge mën a am njariñ fa mu jëm maanaam sarax bu dun daal waaw kay da ngay génne jékki-jékki génne benn 25 000 francs wala benn 50 000 boo xam ne doo wër di déedéet da ngay dem fekk benn mère de famille boo xam ne xamoo ko xamula mu wóor na ne kii amul lu mu lekk nga yëkkati ko jox ko rek wan ko gannaaw yàlla yëg ni lii jëmmam ji rek tax nga def ko yent yàlla Muhammad nee na sarax doomu aadama musiba yi koy fanqal ci at mi yëpp sarax dara ëpp ko ci doole waaye ñun Sénégal bala ñoo mën a saraxe da ngaa ñëw ci sëriñ bi mu lese xaaral la ñetti guro yu weex ñetti sondeel ñetti kii nga ñëw fekk ustaas bi ci sëriñ daara ba naan ko am yàlla jox la yàlla dina saraxe sondeel salaamaaleykum maa ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi di gërëm ñi ma bokkal plateau bi soxna Kiné Sidi Abdallah ngi gërëm bu baax alaaji mooma di gërëm caméraman yi waa rési yëpp tabaarakallaahu ñaan yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla defal ñu tawfiq tabaarakallaahu asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaye rahmatullah macha allah am na solo sa Kiné ban message ngay joxe sa dernier appel booy lancé rek nooy tàggatuwaale en même temps. di leen wax ni feebar bu lu rey la lu am la lu nekk la. te c'est très dangereux. comme instant yi dem ngeen ba gis benn cas de décès dëgg yàlla war ngeen farluwaat ci set gi. raxas loxo gi xool xale yi te moytu ndukku bu baax a baax a baax a baax. xam naa ni Sénégal na wax dëgg fa neex yàlla cas bii ñu am war na leen a yeede te feebar bi dëgg la du ay caaxaan de voilà léegi nag maa ngi gërëm ñëpp nag tamit di sant ñëpp Mame Mbaye moo jaar ci kanam gi aram di nuyu Kiné Sow sama jabar ju baax jooju nekk suñu kër di nuyu Sadio madame si Mame Mbaye séeri Jama bu ma limee sax dama juum Marème séeri Adama ñëpp daal ñëpp waaw waa Sotraw ak ñëpp Kiné bu ndaw ak ñang baalo ñëpp daal maa ngi leen di siyaar di kontaan vraiment di leen nuyuwaat yi ñëpp nag merci beaucoup. merci beaucoup à toi Laye sa kàddu gu mujj ak la ngay tàggatoo. waaw moi je voudrais juste terminer par interpeller le secteur privé au Sénégal parce que gis nañ yeneen réew yi ni ci secteur privé bi taxawee donc Sénégal aussi ku nekk gis nga waa secteur privé bi fi nekk aussi ni ñu ci taxawee. di rejoindre sànq rek li oustaz waxoon que ni dictateur parfois maa ngi soog a gëm ne day baax ci biir réew parce que Sénégal bu ñu nekkee ci moment de crise mu am fi entreprise yoo xam ne dañuy def chiffre d'affaires 225 milliards par année te mënuñoo génne 1 milliard ci période bi ñu toll nii
jox ko askan wi pour xeex feebar bi c'est parce que vraiment il y a problème et au sommet aussi il n'y a pas une personne boo xam ne vraiment da leen di forcer la main entre guillemets pour que ñu def loolu le secteur privé au Maroc ñaata lañ joxe 2500 milliards c'est presque le budget du Sénégal c'est presque liy doxal Sénégal at yëpp ñun fii Sénégal on peine à avoir 1 milliard il paraît que récemment am na benn directeur entreprise pour bañ a tudd turam bu joxe 1 milliard dama ko romb nii ci internet bi rek même si c'est vrai que c'est pas encore vérifié donc loolu noonu muy coup de cœur vraiment ma koy lancer secteur privé bi bu fekkee ñu ngi ñuy suivre sincèrement je pense que fii la Sénégalais yi soxlaa ngeen wan ñu que ne vous êtes patriote et que ñun ñi tax ngeen nekk fii ñun ñu leen di dundal su ñun ñi ngeen di jëlee seeni bénéfice ñun amal nañ leen solo. donc bu loolu weesoo dellu si ci feebar bi rek wax ne les 5 gestes barrières nañu ko respecter raxas sa loxo. booy sëqat def ko ci sa coude soo utiliser mouchoir ba pare sànni ko soo xamee ku feebar aussi wala kuy présenter ay symptômes nga déclarer ko bu dee yow la dal aussi nga demal sa bopp parce que gis naa ne aussi réticence mi ngi ci feebar bi ku nekk la mën a dal bu la dalee aussi boo demee di faju doo fay kenn du la tëj après aussi kenn du la toppee dara donc boo feebaree vraiment pour man li nga xam ne mënta ñàkk sincèrement et que ku nekk war na ko mën a def mais nga dem hôpital ñu xool la saytu la donc xanaa nekk ci tënk ba léegi rek di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre yëpp di gërëm aussi waa kër gi Proxi TV ñoom ñu am si ñun confiance ba tey dénk ñu plateau bi di gërëm Abdou Ndiémé Lamine ñoom ñoo fi des ba léegi ak ñun di gërëm ñëpp ñuy seetaan di gërëm aussi suñu waa kër xam naa te dugg ñi ngi toog aussi di ma seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullah. papa maa ngi kontaan bu baax ci yow sama yaay moomu nag yal na yàlla def suuf sedd ci kawam mais yow jooyu ma yaay jooyu ma dara ndax yow yaa ma jàppale ba ma egsi fii maam Diarra Cissé seeri góora kontaan naa ci yéen kontaan sama waa koñ ak ñëpp ñu ma tudd seen tur ak ñu ma tudd ak sama rakk bu jigéen bi awa dañ maa jàppale maam Mbay tamit du ma noppee di la wax saa su ne di tudd sa tur nee naa la bu ñuy dem arène tey ji yaay tax ma ñeme yow koo defar rek am fitte bu baax yow daan. Momar même tuuti ki ne kan moo la ñëwal. Aram man tamit maa ngi lay gërëm bu baax a baax. dégg nga xam naa yaa ngi koy defal promotion mais dina jaar riche. bu ko bàyyi nongo imam mii. garaam mbubb yi na nga ci jàpp. sama gars yi tamit. tey imam ñetti xob la def. gis nga maa ngi lay gërëm tamit. noonu la demee nag gis nga da ngeen war a jàppale ñun ñi nga xam ne ñooy door a door ci télé bi. amuñu ay sponsor jàppale leen ñii ay abasanzo yu garaaw ñu toogee ko fii di ko seetaan ñoom Tafa Samb Ousmane ñëpp maa ngi leen di woo coiffeur yi sax dama leen bàyyi ngeen di watu ay ñoom Tidiane woo leen ñii jàpp leen si ngir yàlla monsieur le maire tamit war na jàppale Kër Massar rek war na say jàpp waaw taxaw na di seetaan nag xam naa sànq li kii doon waxee maanaam ñii dem hôpital jamono ji nit ñi dañoo ragal maanaam corona ba nga xam ne ku sa bopp di métti sax doo dem hôpital ndax da nga yaakaar boo demee dañu naan da ngaa corona. bi topp mooy am na Sénégal feebar bi da leen stressé ba dañuy yëg symptômes yi sax te dara dalu leen. parce que ndax tiit àgg nañ foofu. waaw dañuy toog dañuy yëg symptômes yi. waaw yëg ni yow maanaam mboolem symptômes yi ñuy wax da ngay jékki sax di fat jàpp ne da ngaa corona. fekk ne tiitaange moo leen dafa am sama benn jarbaat boo xam ne nee na ma bi fi xëy di miir waaye damaa wax ba sonn ngir dem hôpital mënu ma do dem. parce que day dem rek automatiquement ñu mettre ko en quarantaine. jàpp ne dafa corona. yàlla na yàlla defal sutura. amiin jërëjëf oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax cant ak ngërëm ak ki nga xamante ni moo di Kiné aussi Kiné Dia la charmante Kiné Laye Diop. maa ngi lay jaajëfal yow tam di la gën a bu baax wante cant ak ngërëm aussi à l'endroit de tous les téléspectateurs ak téléspectatrices yi toogoon depuis 22h ci seen salon jàkkaarloo ñun di ñu bàyyi xel di ñu seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen remercier di leen wax ne lii moo nekkoon seen émission saytu tey nekk suñu première émission tey ji nekkoon lancement en même temps li nga xamante ne moo di émission bi ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen sant bu baax a baax di wax ne ñun ak coronavirus ba fan mbokk yi ndax bu ñu jógee ci feebar bi du impacté ci li nga xamante ne mooy suñu économie daañu ci dikkaat ak yéen ci yeneen waxtaan ci gën a yaatal toujours seen émission bi saytu di leen jox dig daje demee incha allah même heure même chaîne ak sama confrère Laye quant à moi je vous donne rendez-vous mardi prochain incha allah d'ici là portez-vous bien te ngeen des di wéy di ànd ak ñun suñu programme fii ci la télévision Proxi TV télé bi la jege di la woon sa bopp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf